Amis téléspectateurs de ITV, asalaamaaleykum ñu leen di dalal jàmm ci seen émission Mboor connaître son histoire maîtriser son destin di émission bu bees bi leen ITV indil yéen a wax da ngeen a bëgg a xam seen histoire yéen a wax da ngeen a bëgg a maîtriser seen destin yéen a wax da ngeen a bañ a répéter les mêmes erreurs yi ñu defoon ci passé moo tax ñu indil leen Mboor connaître son histoire maîtriser son destin tey ci suñu numéro bu njëkk ñu defee ko ci bibliothèque universitaire bu daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Dakar xam sa histoire fii lay dooree histoire xam ko mu ngi ci livre yi mu ngi ci luñ nettali mu ngi ci luñ bàyyi bind bàyyi fi moo tax tey ñu defal ko fii ci biir BU di université Cheikh Anta Diop bu Dakar laata may yéeg fekk ji samay gan dama leen di bàyyi ñu defal leen une présentation générale bu bibliothèque universitaire bu Dakar kañ lañ ko defar kañ lañ ko tabax lan moo fi nekk lépp dinañ ci ànd ak kilifa yi le temps may dem fekk ji samay invité à tout à l'heure bu ñu créé université ci la ñu ne war nañu fi tabax benn bibliothèque ci superficie bi ñu ngi waroon ci 11 740 mètres carrés am nañu ñeenti salle yi nga xam ne fa la nit ñi di jàng am nañu benn bibliothèque numérique bi nga xam ne ñun ñoo ko ci créé ci bibliothèque numérique boobu lépp luy thèse bu ñu soutenir université de Dakar lépp luy mémoire bu ñu soutenir université de Dakar lépp luy travaux de recherche enseignants chercheurs yi mu ngi ci bibliothèque numérique boobu. képp daal ki nga xam ne sénégalais la wala nga nekk bañ a nekk sénégalais bu nga gëstu mën nga accéder bibliothèque bi. nombre places yi mooy 1729 places assises. du livre kese moo fi nekk am na livre am na ay CD ay yeneen documents ay cartes ay yeneen donc yooyu yëpp bu ñu ko xaymaa mat na 500 000 documents yi nga xam ne ci lépp lu ñuy jàngale ci biir université documents yooyu traité nañ ci loolu. remercier bu baax a baax bibliothèque universitaire bu Dakar bi ñu accueillir ak élément bi nga xamante ni def nañ ko ci ñu gis présentation bi ak itam ni nga xamante ni noonu la bibliothèque bi di doxee alors ci saa si ci lay ñëw dalal samay gan ñi may seqal émission bi di ko nuyu bu baax a baax Fatima Tall di interprète conférence internationale salaamaaleykum. waaleykum salaam Mohamed. di la nuyu te di la wax bienvenue dans Mboor. jërëjëf. di ci ànd aussi ak professeur Mbaye Thiam di archiviste documentaliste nekk itam historien xam-xamam kenn dootu ko naatable professeur salaamaaleykum. aleykum salaam Mohamed ñu ngi lay nuyu di nuyu bokk yu seqal émission bi di nuyu ñëpp ñuy seetaan yaakaar lépp lu ñu fi wax yàlla na njëriñ ci askan wi. ànd ci itam ak Papa Jëmu Mbaye salaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamadou Kandji ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u ITV yëpp la télé d'ici et d'ailleurs. suñu gan ci suñu numéro bu njëkk puisqu'on va parler d'histoire ñu ciy dalal professeur Idrissa Ba moom mooy le chef du département d'histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar professeur salaamaaleykum dalal jàmm. maaleykum salaam Mohamed Kandji maa ngi nuyu ñi ma bokk ak plateau bi maa ngi nuyu tamit di sant ak di gërëm. téléspectateurs yi. di la nuyu di la dalal itam di dalal suñuy téléspectateurs. numéro bu njëkk bi nag yem ak événement boo xamante ni jaar na fi di génnuk àddina kenn koo xamante ni mënuñoo wax histoire ci Sénégal te tudduñu ko muy le professeur Iba Der Thiam yàlla moom ko ci bés yi ñu génn ba tax mënuñu def émission histoire te jagleeluñ ko ci pàcc bu yaatu professeur. professeur Iba Der Thiam bu ñuy taxawal émission. jagleel ko histoire du Sénégal fokk ñu suñ xel dem ci moom. mais kan mooy professeur Iba Der Thiam kan mooy ki nga xamante ni bay na waaram bu baax a baax ci histoire bu Sénégal dañuy dem jëli portrait bi ak Pape Djemou Mbaye. Nous ne sommes pas la science, c'est Dieu seul qui ne se trompe pas.
S'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du travail que nous avons fait, nous nous en excusons, mais nous ne pouvons probablement satisfaire tout le monde. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes animés d'une volonté de servir notre pays, de combler un vide et de faire en sorte que, doté désormais de notre histoire, armé de notre histoire, une histoire, un projet tellement important que dans les pays voisins, certains ont envoyé des délégations au département d'histoire pour demander qu'on leur envoie des spécialistes pour qu'ils fassent la même chose. kii di professeur Iba Der Thiam mi ngi gane àdduna le 26 février 1937 ci Kaffrine dans le Ndoukoumane mu doonoon instituteur ak professeur collège laata muy doon jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw bi mu amee maîtrise histoire ci atum 1972 doonoon it sénégalais bi jëkk agrégé en histoire. Iba Der nag am na ñetti mbir yoo xam ni je crois mën nañ ko jàpp ci moom bu njëkk bi mooy ci mbirum xam-xam fii mu nekk nii ci dëkk bi amul kenn koo xam ni mën nga fi wax mbirum xam-xam mbirum histoire te wax Iba Der Thiam. Iba Der ci histoire Afrique ci histoire réew mi am na lu bari loo xam ni ñun ñi tey jii buñ ko xamee ci moom la jaar ñun ñi jaar ci loxoom xam nañ ci dara. mu doonoon syndicaliste ak homme politique le 10 octobre 1984 mu takk ndombo tànk ministre de l'éducation nationale chargé de l'enseignement supérieur ci nguurug Abdou Diouf mu indi fa ay coppite yu mel ni duppewaat turu daara yi doomi réew mi. taxawaloon na it parti politique bii di convention des démocrates et des patriotes CDP garab gi mu bokkoon ci élection présidentielle yu 1993 ak 2000 doonoon it député ak vice-président assemblée nationale. par devoir de mémoire Iba Der fi mu nekk nii képp koo xam ni jàngalekat nga war nga tëye sa kurus di ko ñaanal. professeur Iba Der Thiam ci nañu ko daan dàkkantalee borom reeju neex ji génn àdduna le 31 octobre 2020 ci juróom-ñett fukki atam ak ñett bàyyi fi ndono lu kenn dootul fàtte ci histoire mu doonoon coordonnateur histoire générale du Sénégal mi ngi tëdd tey jii ci sëgi Yoof yàlla na suuf oyof ci kawam. jaajëfal ko bu baax a baax moom Papa Diémou Mbaye ci portrait bu mu def ci professeur Iba Der Thiam alors professeur Idrissa Ba yow yaa jiite département histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar lan nga mën a jàpp ci professeur Iba Der Thiam. ñetti misaal laa mën a joxe ñetti misaal yi li mu wone mooy rapport bi nga xam ni moom professeur Iba Der Thiam da ko amoon ak liggéey am ko ak xam-xam am ko ak doomu aadama. mu ñu njëkk jàngal en 92 fekk ñoo ngi année de licence benn cours boo xam ni ça portait sur l'Amérique espagnole te li ñu gën a impressionné c'est que bu ñëwee xam-xam bi la am du tijji kaye yëpp a ngi woon si bopp bi. waaw te wax ji dafa leer dafa rafet dafa gaaw. Tata Fatima dégg nga li professeur wax professeur Iba Der Thiam nekkoon itam koo xamante ni modèle la ci wàllu société bi. jërëjëf Mohamed balaa may tàmmali ci professeur Iba Der Thiam bëggoon naa tam nuyu ñi ma seqal plateau bi di si jiital professeur xam ngeen ni bu ngeen demee xalwaar Thiam yee ñu xajal nag donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax maa ngi nuyu jëmb maa ngi nuyu professeur Idrissa Ba di la nuyu yow Mohamed di wax itam ni kontaan naa torop bokk ak yéen plateau bi. pour fii c'est un symbole pour nous. C'est un symbole pour la nation sénégalaise te dama kontaan dina xaw a yàgg tuuti li may wax de dama kontaan ndaxte dama gis ni autorités yi quand même lieux yi entretenir nañ ko ñi mu waree parce que bibliothèque bi ñu fi daan jàngee il y a quelques 20 ans 30 ans en arrière c'était dans des conditions très difficiles. Cela dit ci professeur Iba Der Thiam mun nañ ci wax ba suba ndaxte professeur moom daanaka Sénégal yëpp ko xam. y en a à manger et à boire. à boire Sénégal yëpp ko war a delloo njukkal man du ma historienne mais dama bëgg histoire j'ai un projet sur les mosquées omariennes je suis surtout centrée sur El Hadj Omar ce qui fait la transition vers professeur Iba Der Thiam. ñëpp xam nañ taxawaay professeur ci lépp lu laal Cheikh Oumarul Foutiyou. Iba Der dafa dem gëstu xool lan la mën a indi moom wàllam ci histoire omarienne te loolu ñun def ñu soxal. dafa am importance ci ñun parce que li ci bari binduñu ko woon mais li ci gën a bari liñ ci jàng
tey mën ko xam mën a gestu def ay rapprochement ci moom mii moo tax ñu mën ko def. unanimité boobu noonu professeur lan moo ko mayoon Iba Der Thiam. Iba Der nit ñi dañuy fàtte ne moniteur d'enseignement la duggee ci jàngale doon instituteur moniteur maanaam ci suufa suuf fa la jóge di raam ba àgg professeur titulaire de chaire agrégé d'histoire sa thèse de doctorat d'état fukki tome la bibliothèque bii ñu nekk def nañu exposition semaine du livre foire du livre et de la lecture ñu jël thèse Iba Der teg ko ci benn rayon mu fees rayon bi 4000 pages 10 tomes nit ñi di ko seetaan élèves yi lycée yi élèves école primaire yi ku ñëw buñ la ko wooyee nga taxaw fa di regret yi or loolu Mohamed dafa am solo cim réew parce que gone bu teelee xammee borom xam-xam tax mu bëgg ko ba bëgg xam-xam dafay dal di rëcc saytaane ci yu bari or Iba Der c'était ça. La troisième et dernière chose mooy Iba Der patriote la ku bëgg réewam la Iba Der réew mi jaraloon na ko bakkanam ñun nekk nañ fii étudiant ñoom Idrissa fekk wu ñu ñoo leen mag ñu ne fii di def examen Iba Der jógee prison Rebeuss ànd ak ay garde ñu escorté ko mu ñëw di def ci examen fii la ñu fekk Raoul Lonis chef du département d'histoire moo ko waroon interroger biñ ko dugalee bureau dafa ne tekki leen mënoo yi ngeen ko takkal waa ji ne loolu bokk ci mun a kon ngeen daam ak moom kii kenn du ko interroger ñu di ko mënooti ñu tekki ko mu interroger ko examen boobu moo jël premier loolu sakku xam-xam bëgg xam-xam munu koo passé or xam-xam nag Mohamed li muy defar ci nit bu fekkee ne xam-xam rek ko lal li ci ëpp mooy jikko Iba Der yàlla daf ko jàngal mu am xam-xam wut ko ba kii ko sukkandiku ci xam-xam defar boppam bokkoon na ci li ko ñëpp nangul mooy c'était un homme extrêmement généreux ni mu généreux ci xam-xam tasaare ko noonu la généreux ci alalam ñun xam nañ ci dara Idrissa wax na jàngal ñun la njëkk a jàngal Université de Dakar man ñim njëkk a jàngal ci laa bokk Iba Der agrégation bi mu ko passé en 1975 la ñëw fekk ñun ñuy def licence mu jàngal ñu fii cours boo xam ne ñi mu ko jàngaloon 1975 l'Europe de la mort de Charles Quint à la mort de Philippe II ba tey jii mooy wax ak yow ñi ko jàngoon ñëpp dañ koy réciter ndax Iba Der mu nekkoon pédagogie boo xamante ni amoon na ko moom professeur Iba Der Thiam mais aussi une soif de connaissance Pape Diemou boo xamante ni dafa war a servir d'exemple ñi nga xamante ni ñoo di ndaw yi. Mohamed Kandji loolu laay wax je le dis souvent que ni bu fekkee dañuy wut modèle intellectuel rek Iba Der da ciy doy sëkk tey jii ñun jeunes yëpp ñu war a inspiré wu ci modèle googu nga xamante ni moom la doon ak fi mu yegg si tey ci dimension bi mu toll ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ñu war a jàng ay jàngat yu bëree bëri ci moom parce que nag jàngat gi mooy professeur Iba Der Thiam en tant que professeur Iba Der Thiam ci nit ki jàngat la waaye aussi bind na bàyyi fi et dañuy wax ni souvent verba volant scripta manent les paroles s'envolent mais les écrits restent kon ñun en tant que jeune nañ dem gëstu ji xool li mu bind ngir xam professeur Iba Der Thiam encore une fois moom mooy kan. tolluwaay bee mat mais li si ëpp mooy ñu célébrer sa vie ak li nga xamante ni bàyyi nañ ko fi et je pense que ni loolu pàcc boobu noonu département histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar am na ci rôle bu yaatu bu mu ci war a jouer. balaa muy génn àdduna moom si boppam moo wax ñëpp dégg ko mu ne bés bu ma génnee àdduna sama bibliothèque may naa ko département histoire may naa ko bibliothèque école normale fi ma jaaroon may naa ko bibliothèque université. alors ci noonu la ñuy jàll ci suñu thème émission bu numéro bu njëkk bi bu Mboor connaître son histoire maîtriser son destin alors c'est quoi l'histoire? xam sa ëllëg ngir man sa tey ñun historien dañu gëm ne génération bi fi nekk tey jànkoonteeg ay jafe-jafe am ay bëgg-bëgg am pas-pas li mu bëgg balaa koo mën a def dina xam génération yi wuute yi nekkoon ci gannaaw lan fi bàyyi ndax lan fa bàyyi ca lay tibb li baax nga xam ne bu ko jëlee dafay dal di économiser moom ay efforts yu war a def parce que li baax na ba pare ca lay gis ay ay juum-juum ay yu bon yoo xam ne yii mag ñi ban ko defee kat dañ ko dindi woon teg mu dindi ko mu tandi ko yooyu yëpp nag buñ ko dajalee
mooy tax ñu mën a indi li nga xam ne tey man bokk naa ak collègues historiens yu bari nag yoo xam ne waxtaan naa ci ak ñoom yoo xam ne lu am cëslaay li ci dëkk bi moo di Sénégal fii ñu toll société bi askan wi bokk na ci yin gën a bëgg dañuy wax démocratie ñu naan politique ñu naan transparence mais bokk na ci yin gën a bëgg ci yin ñu seetlu mooy nit ñi dañoo xiif histoire. ku xamul sa histoire est-ce que di nga mën a xam sa ëllëg. Mohamed jërëjëf histoire de li nga wax rek sa question bi ku xamul sa histoire xëy na sax di nga xam sa ëllëg waaye doo xam noo fay demee man pour man histoire fondement la base la barki démb maa ngi doon seetaan télé ma daj si dessin animé ma ne pays africain yi lu tax dessin animé ba tey ay Zorro Zambala ay Bart Simpson ba léegi loolu la ñuy woy suñu doom yi lu tax parce que ñooñu c'est pas nos références ñun xamuñu leen lu tax ba léegi ci suñu doom yi suñu tubaab yi di continuer di inculquer loolu parce que loolu c'est pas gratuit c'est tout un programme la il faut nag comme depuis 1960 jot nañu indépendance il faut que indépendance bi ñun ñu jëfee ko parce que dañ lay jox indépendance waaye indépendance bi yaa koy liggéey sa bopp man foofu laay gisee histoire ça c'est un point deuxième point bi mooy histoire du Sénégal ni ko professeur waxee jot na ñu gën ko xam ñu gën ko gëstu ñu def effort sol suñuy dàll ñëw ci ñoom Idrissa ñëw ci bibliothèque yi gëstu xool lu tax parce que buñ ko xoolee dinañ gis ni ñun Afrique ñoo jiitu ci lépp l'Afrique est la mère c'est le berceau de l'humanité loolu kenn waxatu ko. Cheikh Anta Diop dikk na ci bu baax a baax wax na fi léegi Aboubacry Moussa Lam wax na ci origine yi séeréer yi wolof yi tukulóor yi fu ñuy jógee ba ñëw fii mais ñooñu du ay tubaab man livre bii Aboubacry Moussa Lam moo ko bind de l'origine égyptienne des Peuls c'est un Halpulaar comme moi maa ngi koy lire du tubaab moo ma ko jox mais lu tax du ñu dem jël ñooñu li ñu bind ñu approprier ko ñun di faram-fàcce ko xool ko di ko jëfee ci kër yi xale yi gis parce que xale yi xamuñu ñun xam nañu am nañu chance xam fekkee lii am nañu chance xam kuy bàcc li ça me fait rebondir sur un élément man si sama gis-gis bu gàtt waruñu xaar ba nit ki génn àddina di ko célébrer professeur Ablaye Bathily tey ñu ngi fii Omar Kane lu mu bindul des saatigi au almaami lu mu bindul ci Fuuta mais kan moo ko xam ñi ko xam bariwuñ sorti du cercle des historiens et un peu des intellectuels kenn xamul Omar Kane dañ leen war a célébrer pendant qu'ils sont en vie à mon avis Mohamed histoire dafa am solo te histoire au-delà du politique au-delà de l'économique histoire sociale la histoire origine ethnique la fu ñu bokkee ak nit ñi lu tax empire du Ghana bi mu demee ba éclater les gens se sont retrouvés ailleurs mais fu ñu sosoo ñoom ñëpp fu ñu jógee benn origine la ça m'amène à parler de la pacification des milieux politiques boo xamee koo bokk ak nit ki lu bari di nga ko moytu lu bari dinañ ko moytu et xam sa histoire dina tax société bi mën a nekk ci benn mën nañ koo wax ci benn lancée boo xamante ni mën na ko permettre mu développer wu société bu xamul histoire am est-ce que dina mën a mucc ci jafe-jafe yi àdduna bi nekkee léegi professeur. historien li ko intéressé mooy doomu aadama. waaw doomu aadama léegi doomu aadama nag pour nga xam ko il faut nga replacer ko dans son contexte bi mooy lan mooy suuf si nga xam ne si la dëkk. te suuf si boppam dafa bokk si univers bi waaw te doomu aadama tamit pour nga comprendre ko il faut nga replacer ko dans le temps bi nag bu dee perspective religieuse la mu ngi commencé suñu maam aadama ñëw ba léegi bu dee perspective historique la ça ne réfute pas la perspective religieuse mu ngi commencé avec les premiers hommes les Australopithecus ñëw ba si ñu waaw loolu yëpp lay historien bi di jàng donc lu ko gën a intéressé mooy doomu aadama replacé dans son espace bi nag yaatu na mun na doon espace bu yaatu maanaam aduna wala innama waaye mun na doon espace bu tuuti boo jëlee couple relation am diggante jëkkër ak jabar espace la nga jël famille relation bi am diggante ay waajur ak seeni doom espace la nga jël le lignage nga jël la société nga jël l'état nga jël la nation nga jël le terroir loolu yëpp ay espace la historien nag loolu moo ko intéressé bu ko defee histoire tamit
dafa di li professeur Ibrahima Thioub tuddee le rétroviseur. maanaam comme dañuy jël dañuy gestu si lii weesu danañu dimbali pour ñu mën a xam li xew léegi ce qui se passe là actuellement sous nos yeux ak di anticiper si li nar a ñëw te boobaa dana tax ñu mën a moytu yenn yi ñu mën a moytu yenn xare yi moytu yenn fitna yi moytu yenn conflit yi waaw parce que fi ñu toll nii am na ay historiens yi ñu tuddee par exemple des spécialistes de l'histoire immédiate yoo xam ne ñu ngi gestu si lii xew Côte d'Ivoire lii xew Guinée bu ñu bàyyiwul xel si li ñuy wax bu ñu moytuwul dana indi fitna. Il y a de cela quelques années benn chercheur bu mel ni Jean-Pierre Chrétien avant crise bi di am région des Grands Lacs la bind ay livres dafay alerte buñ ko liiroon surtout politique buñ ko liiroon déglu ko bàyyi xel si li mu wax conflit bi am foofu ba mu générer des centaines de milliers de morts danañ ko moytu. fi may daanelee te foofu damay emprunter si thèse Cheikh Anta c'est-à-dire dañoo soxla gestu fi ñu jógee gestu suñu histoire pour xam suñu identité historique xam suñu identité linguistique xam suñu identité culturelle xam ñooy ñan parce que mooy li Tata wax sànq rek maanaam ñun en tant que nit ku ñuul fii ñu jóge fu sori la li nga xam ni ñoo ko may ñu weex ñi lu bëri la li nga xam ni ñoo ko may adduna bi lu bëri la te loolu tant que xamuñu ko on ne sera pas fier de nous-mêmes. Et tant qu'on ne sera pas fier de nous-mêmes, on ne pourra ni construire un État-nation dans ce pays-là, ni assurer le développement. Et loolu est-ce que nekkul ni ndaw yi ñoo ci gën a loru. Comme ni ko professeur waxee dafa am sama benn professeur bu ma doon wax ne l'histoire est une antenne accrochée dans le passé pour éclairer l'avenir. Et avenir boobu c'est la jeunesse. Avenir boobu c'est le futur. Kon donc ñun ndaw ñi am na lancé boo xamante ni war nañ ko topp. Parce que tey ñun ñooy dooni mag ñi mais boo doonee mag te yow sa démb xamuloo ko ñi nga jiite ëllëg nan nga leen di waxee fan la ñu war a jëm ça pose un problème. ko xamul fu mu jëm nan lay indiquer. ki xamul fu mu jëm du mën a indiquer kon donc yoon la tey ñun ñu gëstu jàng suñu démb xam suñu démb ngir mën a jagal suñu taxawaay ci société bi parce que démb ñi fi nekkoon am na lu ñu daan bañ démb ñi fi nekkoon am na lu ñu daan bëgg. démb ñi fi nekkoon am na nu ñu daan doxe kon nag yooyu yëpp yu jar a gëstu la ngir rafetal sa nekkin ak ñi nga bokkal société bi parce que tey su fekkente ni wax naa la ma waxoon lépp suba jot ma jël la ma waxoon lépp teg fële est-ce que noonu laa war a doxee est-ce que amul ay samay maam yoo xamante nii lu ñu mës a wax taxaw nañ ci lu ñu mës a wax jëfee nañ ko ci ay nit yoo xamante ni ay nitu kàddu la ñu woon ay personnes de valeur la ñu woon et de vertu yooyu nag Mohamed moom la ñu war a delloo si moo tax émission bi am solo di Mboor. yaa ngi wax sànq xam histoire mais histoire professeur xam ko est-ce que yomb na nan la ñuy xamee histoire. waa xam ko de mënta yomb ndaxte li yomb Mohamed en général du bari njariñ ndax ñëpp nangu nañ ne sooy wut li ngay wut bu yombee boo ko xamee la nga cay investir du la jaral li nga war a def pour mën koo def patrimoine histoire ci xeetu xam-xam yi nga xam ne dafa bokk ci xam-xam yi ñuy wax science sociale ci la bokk science sociale mooy li benn chercheur doon wax la science de l'homme en collectivité maanaam kuy jàngat nit mais mënoo doo jàngat nit rek bu ne co ndox moom kot da nga koy jàngat ci biir collectivité société bi mu bokk jàngat ko li Idrissa wax ci benn espace bu mu nekk espace bi mu nekk fan la parce que ki ngay jàngat ci désert bi ki ngay jàngat ci forêt bi ak ki ngay jàngat ci montagne yi nga xam ne dafa am neige mënta nekk benn da nga koy jàngat aussi ci temps bi nga koy jàngat kañ la parce que ñi nekkoon ay junniy at ca gannaaw ak ñu nekk ay téeméeri at ci gannaaw ak ñu nekk tey mais mënoo leen jàngat parce que contexte yi du benn mais chronologie bi du benn moo tax historien bu mag wax ne histoire daal mooy jàng xam-xam démb ngir maîtriser li mu tuddee la diversité et la complexité humaine. lan mooy loolu. maanaam nit ñi ni ñu tasaaroo ci àddina nekk ci espace yu nuroowut
bokkuñu ay couleur bokkuñu culture te nag à la kulli alin ñoom ñëpp nag ay nit lañu mooy diversité bi. complexité bi mooy seen diggante d'abord ci biir société bi nga jël Sénégal ci suñu biir ñun day wax famille yi taxawee boo génnee famille yi ni xeet yi taxawee boo génnee xeet yi ni askan wi taxawee loolu yëpp boo ko bëggee comprendre dafay complexité bi nag mën nga ko détricoter maanaam di ko tas muy leer di leer ba leer gi su fekkee ne xam nga fi nit ñu jóge fi ñu jaar ba fi ñu tasee nan la ñu tasee ban contexte la ñu tasee ba ñu tasee noonu jàmm est-ce que dañoo jàmmaarloo wala dañoo wax ci sutura ak teraanga bi yooyu yëpp boo ko xamee ci ngay mën a fanq yenn jafe-jafe yi yenn musiba yi nga xam ne mooy dëgmal ba tax na historiens yi di ko résumé di wax ne gëm-gëmu histoire daal jëm-jëmu histoire moo di d'abord xam sa démb mais nag xam bu wóor histoire nag kenn du ko xam rek ci dégg naa ne wax nañ ma ne for naa ne. loolu moo ñuy dugal ci source yi. histoire bala nga ko xam li ngay wax ci histoire da nga koy documenter li ñuy wax da ngay wax diw nee na mi ngi ko wax ci certaines situations ñi ngi ko bind ci téere sàngam wala boog ñi ngi ko nu mu tiiti da ngay joxe firnde benn ñaareel ba xam googu ngay xam démb mooy tax nga man sa tey damay wax ne soo xamul démb doo man tey ndax li xew tey daf lay jaaxal mais bu fekkee ne yow gestu nga ci gannaaw xam fi mu jógee xam ñi ko fi indi ni mu ko fi indee ban ko indee lu mu fi indi ci jafe-jafe wala ci xéewal wala ci sutura bu boobaa di ci ngay gën a mën a soo mënee sa tey ci ngay mën a waajal sa ëllëg maanaam yow li nga xam man ko def ko liñ ci gis ci jafe-jafe na nga ko dindee liñ ci gis ci man-man lim la jariñ nga fexe nag ba jàngal ko ndaw yi jàngal ko seen doom ba ëllëg ak si biir ñoom it buñ la gisatul daal ne mag ñi kat lii lañ fi bàyyi woon lii moo doon jafe-jafe nanga yooyu yëpp nag da nga koy askanal nag ci su histoire duggee ñu jàngat ko sol ko ci gone yi jàngal leen ko yar leen ci dafay nekk source de patriotisme histoire day nekk source de patriotisme maanaam bu ko askan wi kiyee ñoom ñëpp dañuy mën a ànd defu say ngir aar seen bopp ci liñ bokk ba pare nag bu ëllëgee ku nekk dellu ca la nga moom day nekk source de ressource d'unité nationale histoire du Sénégal mooy tax pël bi xam li mu bokk ak wolof bi xam li mu bokk ak séeréer bi xam li mu bokk ak joolaa bi xam li mu bokk ak li mu bokk ak li mu bokkal ba nga xam ne ëllëg ki si biir boo ne yow bàyyil kii joolaa rek la mu ne déet joolaa la waa ne li ma bokk ak moom mais moo ëpp li ñu taxale séeréer bi ne li ma bokk ak tukulóor bi moo ëpp li ñu taxale donc unité nationale dal di ñëw conscience et identité culturelle tegu ci dañuy dal di xam conscience mooy ñun ñii kat malgré que am na lu ñu taqale li ñu dajale moo ëpp fuuf sunu njariñ ñun ñëpp mooy ñu ànd ci li ñu bokk la conscience l'identité culturelle maanaam tukulóor bi bu ne condox moom rek di tukulóor dootu mat séeréer bi bu ne condox moom rek di séeréer dootu mat dañuy ànd ñun ñëpp ku ci nekk ñu tase nga tibb ci sa gafaka teg ci taabal ji ñu boole ko muy Sénégal su ko defee li matul ci man kee mottali ko li rafetul ci kii dindi ko ñu daal di nekk une identité de complémentarité de solidarité or loolu nag Mohamed mel ni réew mënu koo am ci àddina am développement am unité am jàmm te xamuloo ko historiens yëpp d'accord nañ ci ne tey depuis la fin de la deuxième guerre mondiale bi nit ñi demee ba xam ne nag jàmmaarloo moom mënatul a régler dara ñu dellu ci ku nekk dellu ci sa cëslaay réew yi gën a avancé seen avancement gën a gaaw ñu ëpp jàmm mooy réew yi nga xam ne dañoo xam seen bopp parce que dañuy jàng seen bopp. bu ñu gisee ni nga xamante ni ndaw yi noonu la ñu ñàkk a xamee seen histoire est-ce que nekkul ne ñi nga xamante ni ñooy mag ñi am nañ ci part de responsabilité parce que bu dee xëy na école la ñu koy jàngalee lu si ëpp am na ñoo xamante ni mënuñu ko mais ci biir kër yi est-ce que waruñu ko dooree foofu. loolu dëgg la Mohamed
ndaxte ñëpp xam nañ ni la mère joue un rôle central dans la famille dama war a wax ne sax ñun jigéen ñi am nañ ci rôle bu am solo buñ ci war a jouer ndaxte ñun ñooy nekk xale yi ñoo leen di accompagner ñoo leen di jàngal te ñun dañu war a xam balaa ñuy mën a jàngal waaye itam ba tey en direction des jeunes man foog naa ni ñoom Idrissa tamit am nañ ci rôle bu rëy. lu tax ma wax ko tey boo nee histoire un professeur d'histoire waaye yow université non boobu moom kooku moom ñemewuma ko c'est un professeur d'université war nañu wàcce démystifier mbir wàcce histoire bi mu dugg ci kër yi nit ñi ñeme ko nañ ko décentraliser mu wàcc dugg ci foyer yi même ku demul école xam na kuy jëmbat mbocc xam na les femmes de Nder dégg na ko raconté nañ ko histoire bi ci olof waaye buy wax olof ak doomam bi dem école doom ji bu demee école ñu jàngal ko leneen loolu nu muy demee dessin animé yi ma doon wax man am na benn bés dama taseeg au sortir d'une conférence ñu distribuer benn dessin animé sur les femmes de Nder et là-dedans on a parlé de Karras. Karras était le fils de Elimane Boubacar Kane moom moo jiite woon il paraît troupe yi bi ñu demee Nder mais ñun la version de l'histoire que nous avons est tout à fait de celle qui a été relatée dans ce dessin animé te dessin animé boobu sax boo ko joxee xale yi day leen di diviser day andi histoire seen diggante xaw ma ndax yéen a ngi rappeler Roots biñ fi dawee mais dans les écoles c'était la cata nos enfants se sont jetés sur les blancs les petits blancs ne yéen ndekete nii ngeen def suñu grand-père yi ak suñu ancêtre kon nag man je pense que il y a également peut-être là aussi il faut interpeller même les autorités dans les programmes les curricula il faudrait que l'histoire soit accessible aussi bien aux adultes qu'aux enfants wàccee niveau bi et l'histoire comme ni ñu koy waxee il y a l'histoire et les histoires professeur nan lañ mën a defee différence bi ci yooyu non si sama yaakaar bu tuuti il y a pas l'histoire et les histoires il y a l'histoire waaw mooy li sànq professeur Mbaye Thiam wax maanaam histoire du lu yomb am na benn historien français bu tudd Fistel de Coulanges te président Senghor da ko doon faral di citer Fistel de Coulanges nee na histoire mooy science bi nga xam ni mooy science bi gën a difficile mooy bi gën a metti si àdduna lan moo ko waral lu ko waral li si jiitu moo di li ñun historiens yi li ñu tuddee la perspective de la longue durée maanaam boo bëggee jàng dara xam dara da ngay remonter le temps le plus loin possible dem si source ba bëgg nga xam ñi nekk tey Sénégal fan la ñu jóge il faut nga remonter ba Tekruur am na ñoo xam ne dañuy remonter ba Tekruur nga xam ni benn royaume la woon wala benn empire ne woon si vallée du fleuve Sénégal ñu yem foofu am na ñoo xam ne dañuy continuer dem ba Sahara am na ñoo xam ne dañuy continuer dem ba Égypte ancienne am na ñoo xam ne sax dañuy continuer dem ba fii àdduna soqee ko donc loolu mooy li jiitu moo tax mu difficile. Deuxièmement li tax histoire difficile c'est que ni ko professeur waxee sànq professeur Mbaye Thiam l'historien travaille avec des sources te lan mooy source tout est source waaw boo xoolee fi ñu toog nii sabadoor bi source la waaw musóor bi ak ni ñu ko solo source la laafa bi source la tapis bi source la woyi ñuy woy continue caxi loolu yëpp ay source la tabax yi ñu tabax forteresse yi tataay loolu yëpp ay tëli yi Dakar en tant que tel di dëkk boo xam ni tubaab bi ñoo ko tabax je parle de la ville moderne pas cosaan tubaab bi ñoo ko tabax Pinet-Laprade diggante 1895 ak 1902 bâtiment yi fi nekk yi mu tabaxoon yooyu patrimoine la source la genre source yi nag bu weesoo li ñu am si suñu bopp ku nekk si ñun li nekk si boppam ak boo jëlee tout un peuple li nekk si biir seen biir bopp ñu tuddee ko imaginaire individuel ou collectif source la xam nga loolu xam ko lu pénétrer ko lu metti la bu loolu weesoo li ñu bind teg maanaam événement bu amee ñi ko fekkee li ñu bind teg ñu tuddee course loolu tamit source la bu événement bi weesoo am ay borom xam-xam ñëw mu doon ay historien wala yeneen scientifique ñu bind si
boobaa dootul ay source ay travaux la léegi historien bi nag troisième difficulté bu ñëwee nar a étudier benn événement source yëpp lay jël dajale ko moom la ñu tuddee croisement des sources foofu nag c'est le métier d'historien qui intervient loolu historien kese moo ko mën keneen mënu ko moo tax y a pas deux histoires y a une histoire moom kese moo ko mën parce que dañ ko koy jàngal à travers la consultation l'exploitation des documents à travers la fabrique de l'histoire moom kese moo xam ñaata lay jul source yooyu yëpp même bu dee junni source la mu génne si pas du si génne dëgg bi de historien wutul dëgg du si génne loo xam ni si contexte bi ñu toll nii jege na dëgg boo jëlee par exemple bii naar ganaar yi ñëwee waalo ndeer yàgg nañ ko def ay saay-saay la ñu parce que Diourbel la ñu commencé biir Mauritanie waaw waalo yi toxal capital bi indi ko ndeer bi ñëw nañu fa provoqué li ñu tuddee talaatay ndeer taal dëkk bi fekk kii brak bi newu fa woon parce que dafa demoon Saint-Louis jigéen ñi ñoo fa desoon ak yenn jaami ñu ëpp leen doole am ñu jàpp yóbbu leen alors mais avant ñu leen di jàpp résister nañu waaw ñenn ñi bañ ñu jàpp leen nee na ñu dugg si taal seen bopp wala dugg si teen alors léegi boo jëlee événement boobu ñu tuddee talaatay ndeer ñi si am ñi ko fekkee en son temps dañoo bëri boo demee si naar yi dana am lu ñu la si nettali nga dem si waalo yi am lu ñu la si nettali nga dem si sama mbokku pël yi tata wax na ko sànq am lu ñu la si nettali nga dem si tubaab yi parce que bés boobu bi talaatay ndeer di xew brek bi dafa amoon rendez-vous ak gouverneur à Saint-Louis nga dem si tubaab yi am na lu ñu bind bàyyi ko si archive yi nga woo archéologue yi te ñu ngi koy def léegi sama xarit sama mag di Ibrahima Thiaw de l'IFAN mu ngi liggéey si loolu nga jël archéologue yi ñu dem fii talaatay ndeer xewee ñu ak seen science ak seen méthodologie ak seen approche archéologique ñu ngi def ay fouilles ak ay sondage pour xam li fi xew léegi nag historien moo ñëw mu boole loolu yëpp avec sa méthodologie pour xam lan mooy histoire lu tax ñu yaakaar ni il y a des histoires c'est que dañuy def confusion diggante histoire mooy li ma décrire léegi nga xam ne dafa am méthodologie scientifique boo xam ne dañ koy jàng boo ko jàngul doo ko mën science la waaw même kii di defar mburu bu jàngul lu ñuy defaree mburu du ko mën kii di togg ceebu jën boo xamul lu ñuy toggee ceebu jën du ko mën ñun pël yi nee nañu saa àndaa goro saa totama a judat boo xamul guro bu la ko joxee da nga koy saaf waaw parce que da nga yaakaar ni lu tooy la lu am deret la da nga koy saaf doo ko lekkee noonu donc c'est que dafa am confusion bu ñuy def diggante histoire ak les histoires non agiographie mooy lan mooy man de sama maam sëriñ la woon naa bind histoire sama maam jàmbaar la woon naa bind histoire sama maam borom xam-xam woon naa bind histoire am wala naa yem si sama histoire famille naa yem si sama histoire tarixa naa yem si histoire Sénégal boo leen si bàyyi xel bu baax a baax historiens yi rarement la ñuy wax Sénégal du ñuy wax Sénégal bi la ñuy wax parce que Sénégal lu tuuti la motul sax 200 kilomètres carrés te superficie bi day wàññeeku bi ñu nee xale di jàng école dañu newoon superficie Sénégal 201 400 kilomètres carrés la mais léegi 196 la 197 je crois lu ko waral c'est que am na ay morceaux de territoire yoo xam ne dañ ko rétrocéder à la Mauritanie Senghor moo ko defoon ñeneen ñu rétrocéder ko à la Gambie un certain nombre de villages bi Gambie di accéder aux indépendances alors donc Sénégal lu tuuti la moo tax ñun historien du ñu ne Sénégal bi lu ñu jël parce que da ngay Sénégal mënoo ko étudier sans pour autant nga boole si Gambie Sénégal mënoo ko étudier sans pour autant nga boole si lii ko wër Sénégal mënoo ko étudier sans pour autant nga boole si géej bi parce que Sénégal Finistère la on a je sais pas combien de centaines de kilomètres de côte waaw donc ñun suñuy maam am na si ñoo xam ni dañoo jël ay gaal dugg si géej bi dem du léegi la commencé de bu dee Bakary II yegg na Amérique au 14e siècle je crois probablement Sénégal bi la ko jëlee la départ parce que Mali amul géej waaw moo tax léegi liy xew li ak ndaw yi du lu bees de alors Sénégal au nord c'est ouvert sur le Sahara suñuy maam ñu si gën bëri bi ñu ñëw Sénégal Sahara la ñu jóge Sahara la ñu jaar waaw islam bi mu ñëw Sahara la jaar le mouvement almoravide bi mu ñëw Sahara la jaar
ñun li ñuy lekk lu si gën bëri au sud on est ouvert sur la région guinéenne li ñuy lekk muy guro muy leneen ak leneen muy guro muy yenn épices yi yu si gën bëri foofu lay jógee donc Sénégal bi lu yaatu la ni ko professeur Boubacar Bari waxee mu ngi commencé pratiquement Nouadhibou en Mauritanie ba Freetown donc confusion boobu ñuy def diggante historiographie ak histoire moo tax ñu yaakaar ni il y a des histoires te moo tax tamit et à ce niveau là yàlla na ko yàlla yërëm le professeur Iba Der Thiam avait raison moo tax il est très difficile d'écrire l'histoire générale du Sénégal parce que ku nekk daf si bëgg gis bopp or ñun historien collectivité bi moo ñu intéressé te collectivité bi nga jël ko nga mettre ko en rapport avec le reste du monde ce qui nous intéresse c'est l'histoire du monde. L'histoire du monde mais est-ce que loolu comme ni mu ko waxee léegi dina yomb tuuti bu ñu xoolee processus bi nga xamante ni si la ñii di historiens yi di jaar ngir mën a joxe même bu dee nekkul dëgg bi mais lu gën a jege dëgg bi ci ndaw yoo xamante ni léegi gis nañ ni farlootuñ trop ci wuti xam-xam wala xam seen histoire. gëstu jafe na léegi d'habitude li fi nekkoon mooy livre yi damay wax ne loo gis lu ñëw ci àdduna ni muy amee ay avantages aussi noonu lay amee ay inconvénients lu demee ni ki internet ndaw ñi tey ji utiliser tuñu ko ngir xam-xam dañu koy utiliser ci yeneen forme te tey foog naa ni gëstu googu noonu lu ñu war a dugg la tey boo duggee ci internet par exemple bëgg a xam di nga fa gis loo xamante ni ay professeur borom xam-xam bind nañ ko nga jàng ko xam ko ci histoire xam yow tey jii nan ngay taxawee comme ni mu ko waxee léegi tey jii loo boo xoolee émigration clandestine bi phénomène la boo xamante nii ça ne date pas certes d'aujourd'hui mais phénomène la boo xamante nii actuellement nii li muy rey dara reyu ko tey jii est-ce que tey jii ñoom historiens yi amuñu benn rôle boo xamante ni war nañ ko mun a jouer par rapport à ça jàngal ñu comme ni ko maman waxee tey nga dem école duñ la jàngal yow ni nga war a mel ñoom ni ñu mel rek lañ lay jàngal mais war nañ la jàngal yow ni nga war a mel nan nga war a taxawee nan nga war a toogee bu ko defee am na yenn dérive yoo xamante ni tey Mohamed Kandji en tant que jeune doo ci dugg wala doo ci embarqué wu. Professeur ak historien yi da wàccee leen niveau bi. waaw mën na nekk. mën na nekk mais day ànd. c'est-à-dire histoire académique mënut a nekk leneen lu du histoire académique. ndax nag bu fekkee ne dañu ne Idrissa dafa bëgg a jàngale université ñu ne lu mu bëgg a jàngale ñu ne histoire mu commencé première année jàng fukki at ba fukki at ak juróom door ko war a mën a jàngale dañuy nangu ne dañ koy tàggat di ko tàggat ni mu ko waxee ba mu àgg fi nga xam ne yaakaar nañ ne kii kat bés buñ ko dugalee ci classe jox ko ay élèves ay étudiants mu den jàngal dañ leen jàngal xam-xam bu wóor xam-xam boobu ñuy jàngalee université nin koy jàngalee Sénégal lan koy jàngalee Guinée di ko jàngalee Amérique di ko jàngalee Chine xam-xamu parce que ni ñu defee médecine fii lan koy defee médecine feneen ni ñu jàngalee mathématique la ñu jàngalee mathématique feneen li war a am kay moo di nan la ñuy mën a def ba nga xam ne suñ demee ba xam ne lii kat xam-xamu histoire lu bu wóor bu am njariñ nan la ñu ci mën a jàngale élèves yi li ko dalee ci classe primaire yi classe secondaire yi ba baa ñuy agsi université nan la ñuy fexe ba defar système de vulgarisation de faits historiques yoo xam ne yii ñëpp dañ koo war a xam parce que histoire dafay xam-xam boo xam ne xam nga médecins yi ñoo ko war a jàng mais du tee nag yaay yi ak baay yi dinañ jàng tuuti loo xam ne lii dinañ mën a aar seen njaboot ba duñu feebar histoire dañoo war am ay méthode de vulgarisation yoo xam ne yii boroom xam-xam yi pédagogue yi dinañ ko kii bi nga xam ne gone yi ni ñuy jàngate ci téere yi ci bande dessinée ni ñuy jàngate ci télévision yi leen di tegal ñu ñuy jàngate ci internet ni ñuy jàng dinañ mën a am xam-xam boo xam ne du leen jàllar bi ba ëllëg ak si biir ñu xeeb seen bopp ndax dañuy jàng nit ba yaakaar ne comme ki ñuy jàng ñi ngi dëkk di ko jàng te ñoom gisuñu luñ jàng ci ñoom daf leen di gën a kowe. loolu ci ban anam lañ ko mën a jaarale. loolu nag anam yi ñu ko mën a jaarale moo di d'abord li ma njëkk a wax moo di suñuy programme d'enseignement fii ci Sénégal waratuñoo mën a nangu gone gu juddoo ci réew mi jàng ba génn nekk docteur en ceci docteur en cela te xamoo histoire du Sénégal
waxuñu nag nga nekk ci historien mais am na minimum boo xam ne bii historien yi ak réew mi war nañ cee d'accord ne képp ku juddoo ci réew mi boo jàngee ak loo mënti jàng ëllëg war nañ laa waajal ba nga xam ne ëllëg ak si biir li nga jàngal du la assimiler du la acculturer maanaam soppi la ba nga xam ne da ngay am xam-xam boo xam ne bii yow ci sa bopp lay njëkk a jaaxal door a jaaxal réew mi ñaareel ba moo di war nañu dellu aussi mais identité réew mi te identité réew mi li koy indi li ci ëpp mooy xam réew mi ñooy kan ñun ñooy kan loolu nag buñ ko bëggee ci ndaw yi la ñuy commencer Fatoumata dafa wax léegi ne mais maison d'édition yi ci réew mi mais war nañu mën a éditer nag ay bande dessinée war nañu mën a éditer ay bande sonore war nañu mën a éditer ay film war nañu mën a éditer télévision yi ak rajo yi war nañ mën a am ay programme yoo xam ne yi buñ koy teg même du tax nag ñu teg gi leneen parce que Sénégal nag li Idrissa wax dafa nekk ci àddina bi ñu nekk buñ bëggee xam suñ bopp dañu xam ñëlee ñu jàkkaarloo ñoom ñooy xam parce que suñu leen xamee suñ bopp xam ñële comparé dina xam li ñu war ñun. enraciné wu ba pare. ouverture loolu c'est nga doon enracinement ouverture loolu mooy tax ñu am un programme général boo xam ne réew mi dañuy tàggat ndaw yi def leen ay sénégalais yoo xam ne fu ñu mën a dem ci àddina ëllëg ak luñ fa wuti ak luñ fa yàgg-yàgg ay sénégalais la ñuy doon suñu demee ñun séqal àddina foofa duñ leen yàqal duñ leen tooñ ndax xam nañ leen xam nañ fi ñu mën a yem ak ñoom xam nañ li ñu mën a exiger ci ñoom mais xam nañ fi ñu leen mën a yemale buñ jëmee si ñun loolu nag Mohamed amul menn réew ci àddina amul wenn askan ci àddina woo xam ne mën nañ ko fa def te jàngaluñ leen seen bopp jàng sa bopp nag mi ngi commencé ci jàng sa histoire Mohamed buñ jàngee histoire du Sénégal ci la ñuy xam ñun lu tax ñu juddu toog ay junniy at nekk ay jullit ak ay catholique lu tax bi ñu nekkee jullit ak ay catholique soppiwuñu dañoo nekk jullit ay catholique mais soppiwuñu ñu continuer naan man tukulóor laa séeréer laa wolof laa sénégalais la buñ ko defutoon parce que nag mënuñoo nekk jullit ba nekk arabe lu nu yàgg ci jullit du ñu nekk arabe c'est une culture et une identité mënuñoo nekk ay catholique sénégalais ba nekk ay européen mais gëm nañ ne ay catholique lañu ay chrétien lañu mais ay sénégalais lañu loolu nag xam sa bopp moo koy def moo tax lii ñu sumb tey ñuy ñaan yàlla mu law bu lawee dina tax li nga xam ne ni nga ko doon séentu ci école séen ko ci enseignement te gisagun ko ñu gis ko ci médias yi dellu si waat nekk nag des systèmes d'information de communication mais surtout d'éducation mais gis ko aussi ci kër yi professeur parce que loolu am nañ ci rôle bu am importance ñi nga xamante ni ñoo di parents yi tey ji xale bu ci gën a ndaw boo ko laajee première guerre mondiale mu wax la ko deuxième guerre mondiale mu wax la ko alors que ni tey boo ko laajoon par exemple bataayu Samba Sadio du la ko mën a wax est-ce que loolu ñi nga xam ne ñooy parents yi amuñu ci rôle buñ ci war a jouer mooy nga baal ma rek Mohamed mu ñëwaat ci li professeur doon wax ak Idrissa tam un peu que histoire bi géographie espace la boo waxee Sénégal xam nañ délimitation frontière ku mu amal frontière et tout l'histoire c'est le monde te foog naa professeur mus nañ ko waxtaane nee nañ bu ñu waxee histoire du Sénégal dañu war a dindi Sénégal bi parce que histoire moom mënul taxaw ci réew yam fa man tey bokk naa ba ci Ouganda bu ma jëlee man sama bopp xam naa ni am naa ay mbokk Ouganda am na benn province bu nekk Ouganda boo xam ne c'est la province du Toro Idi Amin avait un ministre des affaires étrangères boo ko gisee mu taxaw da ngay foog di sénégalaise moo taxaw et elle est de cette province du Toro noonu laa dem di xool di gëstu di xool j'ai fait des rapprochements j'ai écouté Seydou Kane mais c'est la propagation des Peuls c'est le mouvement des Peuls des ethnies ba fii c'est la même chose donc ñun kay ñooy seet naka la ñuy def ba cantonner suñu espace on avait dit Afrique de l'Ouest bu ñu naree waxtaanee histoire bu fekkee rek ay mbokk la ñuy wax nañ dem bokk ba Afrique de l'Ouest à la frontière du Nigeria parce que fii ba Nigeria on parle de la même chose qu'on soit wolof qu'on soit Peul qu'on soit Sérère qu'on soit Balante qu'on soit Joola
on parle de la même chose. et on va kàddu yi même dañ koy fekk ci biir da nga koy gis ci biir comme ni ko Cheikh Anta Diop démontré ci Nation Nègre et Culture. ci professeur wax na ko ci solin bi. sama caq bi bu ma demee ci Balante dinaa fekk mu am le même collier. bu ma génnee sama sëru cuub dinaa fekk Balante bi di woddu la même chose. joolaa bi la même chose loolu fu mu jógee. dañ ko war a gestu. am na dañ ko bind. mu ngi ci livre yi mais je veux dire que loolu c'est très important que xale yi xam ko tey. am na ñu ko xam ci adultes yi mais yéen ñi ak seen i ñëw seen i ginnaaw bu ñu ko xamee dinañu jàppale si comment développer nos nations à venir parce que dinañ xam ne ñun am nañu socle boo xam ne biñ ko amee xëy na keneen amu ko socle bu solide la qu'il soit culturel social et même politique. La révolution Torodo elle est là avant la révolution française mais kan moo ko xam kuy jëfandikoo Thierno Souleymane Baal léegi ñu ngi commencé di ci bind ñu ngi commencé di ko wax et ça me fait revenir sur les outils foog naa jëmb moo ko wax il faut ñu am ay outils yoo xam ne ak professeur yoo xam ni man waxuma ni dañu au contraire ba histoire kenn mënu ko banaliser ñii kenn mënu leen remplacer wax na fii de manière scientifique ce qu'est l'histoire on est tous d'accord mais il faut que ñoom ak les autorités qui tracent les programmes qui dessinent l'encadrement que loolu yëpp ñu indi ko ñu jël parce que c'est quelque chose de très intéressant ñun ñi bëgg nañ ko xam waaye il faut ñu jaarale ko foo xam ne yomb na ñu mën ko jëfandikoo. nan lañ mën a jàngalee histoire ci benn génération 2.0 comme ni ñu leen di woowee. waaw Mohamed Kandji comme ni ñu ko waxee rek. ñu wàccee niveau bi. parce que su niveau bi kawee ba kawee. ci ndaw ñi dégg-dégg bi dina jafe. comme génération 2.0 bi nga wax tey bu ñu ko jëlee jaarale ko comme ni ko maman waxee ci ay bande dessin animé day yomb a comprendre même xale bi nga xamante ni am na 7 ans toog di ci concentré wu ñu génnee wane nit ku war fas yor takkub xeej ñu ne kii kan la ñu ne Lat Joor Ngoone Latiir la. en bande dessin animé génnee Alburi Seynabu ainsi de suite bu boobaa xale bi kat moom dina dem jege ji keneen ku ko mag ni ko papa man tey seetaan naa ci benn bande dessin animé ñu wane Lat Joor mais kan mooy Lat Joor mu expliquer ainsi de suite je pense que ni noonu la war a demee même dem ba ci sax livre yi nga xamante ni moom la ñuy bind ñu wàccee niveau bi de telle sorte que man ak samay morom ak ñeneen ñu mën a comprendre. ba pare programme bi Mohamed Kandji ñu jàngal ñu suñu bopp. ci école yi ñu jàngal ñu suñu bopp quoi waxuñu ni nag bu ñu ubbeeku nañu ubbeeku mais nañ ñu jàngal suñu bopp. parce que boo xoolee tey. jàng nañ impérialisme américain. jàng nañ révolution industrielle. jàng nañ découverte scientifique yooyu yëpp c'est bien beau waaye nag nañ ñu jàngal li nga xamante ni mooy ñun. bu ko defee ñu xam d'abord ñun ñooy kan. loolu lan mooy conséquence bi ci société bu xamul histoire am lan mooy doon conséquence bi ci ñi koy dundee. problème bi ñu remarqué te mu doon problème bu rëy moo di y a un déphasage entre l'état de la connaissance sur les questions historiques au niveau de l'université ak li nga xam ne moo nekk ci manuel yi ak ci li ñuy jàngale ci école yi waaw ñun en tant que historien intervenant dans le supérieur bu ñu indilee manuel yi wala cahier yi xale li ñu leen di jàngal ci classe yu ndaw yi maanaam élémentaire moyen ak secondaire dañ koy bëgg a sànni waaw parce que ay xam-xam manuel yi ñoo màgget il y a pas de renouvellement des connaissances dans les manuels te loolu responsabilité politique la bu ñu bëggee jël histoire au Sénégal par exemple l'héritage de Cheikh Anta bientôt on va parler de l'héritage du professeur Iba Der Thiam li ñuy wax sànq histoire u Waalo histoire u Tekruur histoire u Jolof histoire u les Bafour ñu bëri xamuñu les Bafour suñu maam yi nga xam ni Saara la ñu newoon ñu jóge fa wàcc biir Sénégal bokk si ñi nga xam ni ñoo defar histoire du Tekruur waaw xamuñu leen et pourtant gestu nañu si donc état bi responsabilité état bi la moom moo war a góorgóorlu ñu xool xam-xam bi nga xam ni moom la ñu tabax mu nekk si universitaires yi naka la ñu koy jëlee dugal ko si manuel yi ñu mun ko jàngale dans les petites classes le préscolaire l'élémentaire le moyen et le secondaire bu ñu ko defu rek ñun historien on va ramer dans le vide te du suñu responsabilité bi si tegu c'est une responsabilité collective man impression bi ma am te maa ngi siy jégalu bu baax a baax mu ngi mel ni ñun sénégalais dañoo xeeb suñu bopp dañoo xeeb suñu làkk léegi pour nga gis nit ki surtout les jeunes couples là à la tubaab là non c'est vrai pour ñu làkk ko seen làkk wolof wala séeréer wala pulaar seen diggante jëkkër ak jabar wala ñu làkk ko seen doom problème la il faut ñu jël français bi si dëkk boo xam ne majorité bi déggul français émission bi dañoo yaakaaroon ne mënuñu ko def en wolof pourtant moo ngi nii ñun pël sax ñu on se débrouille et ça passe mieux qu'avec le français parce que dañoo xeeb suñu bopp lekk ni ñuy lekk
dañoo xeeb suñu parce que bu ñu lekkul lekku tubaab duñu kontaan. man mi di wax ak yéen j'avais un cours il y a de cela quelques années qui portait sur l'histoire de l'alimentation à partir des sources arabes en Afrique. léegi bi ma defee cours bi au bout de 2 ans dama ne xale yi étudiants yi dañu jéem a organiser un banquet médiéval. ñu xool suñu maam yi lan la ñu doon lekk boo jëlee ne serait-ce que kii cere yi. au Sénégal y a plus de 20 variétés de cere. si plus de 20 variétés selon les terroirs selon les régions mais xamuñu ko. waaw mais ak surtout sama collègue archéologue ñoo si jàpp ku mel ni Moustapha Sall Aliou Dem ñu dajale étudiants yi ñu organiser un banquet médiéval fii Faclet mais bi ñu invité autorité ñu ñëw lekk ay lekk cosaan mais il n'en revenait pas waaw xeeb suñu bopp moo tax léegi et c'est un facteur de sous-développement dongo daara yi muy élèves yi muy étudiants yi bu ñu tukkee dem jàngi am seen lijaasa mais boo si compté fukk benn kenn mooy ñibbisi léegi Sénégal dem nañu ba mu ngi mel ni en matière d'intelligence diaspora bi moo ëpp doole ñi fi nekk lu tax bëgguñu ñibbisi ñi bëgg ñibbisi bëriwuñu li Tata wax sànq dëgg la dañoo Sénégal toll nañu foo xam ne léegi on a affaire pour emprunter une expression aux anthropologues aux socio-anthropologues on a affaire à des familles à des villages multisectiers da ngay jël benn famille mais dafa tas si adduna bi foo koy xamee mooy si tàgge yi waaw diw si Dakar diw si New York diw si Italie diw Vladivostok ñooy tàggee patati patata xeeb boobu ñu xeeb suñu bopp même dans le port vestimentaire au lieu que ñuy sol yi nga xam ne fii lañ ko defaree waaw xeeb boobu ñu xeeb suñu bopp tant que changé wuñu ko foofu responsabilité collective la dëkk bii duñ ko mën a développer on sera toujours une société d'emprunt et de consommation. mais professeur li nga xamante ni. tënkal na d'une manière globale. li mu tuddee conséquences yi. bu ñu ko deful dañuy réer. te ay dépendants la ñuy doon par rapport aux autres. li nga xamante ni initié nañ ko yàggul te professeur Iba Der Thiam jiite woon ko muy l'histoire générale du Sénégal ñu bëri dañ ko jàppee comme une fin mais est-ce que warul nekk commencement. commencement la woon man keroog bi ñu ko taxawalee ñu woote fii université professeur Iba Der Thiam jiite woo nit ñi ñu wusi ko woowuloon rek académiciens yi ay fàttaliku ne traditionnistes yi ci réew mi fu ne dem nañ fa ne ñi xam te ñu jàpp ne xam nañ ñëw waxoon naa keroog ne développement fii lay commencer c'est-à-dire pétrole du ñu développé gaz du ñu développé jën du ñu développé leneen développement mi commencé ci xam sa bopp ndax li Idrissa wax léegi boo xamul sa bopp da ngay xeeb sa bopp boo xeebee sa bopp dootoo am fierté da ngay dénkaane sa bopp mooy jël kii yaakaar ne bu la tubaab bi jàppale wut doo dem bu la chinois bi jàppale wut doo dem bu la nu mu tiiti arabe bi jàppale wut doo dem alors que ñoom jàppale woo leen ba ñu dem nañu def ba dem kay yow def ko ba dem d'abord bu ñëpp demee ngeen bokk fu ngeen jëm or loolu nag Mohamed munta am ci réew moo xam ne mii dañoo yaakaar ne seen histoire wagon la bu saxaar ak jàmbur di xëcc parce que saxaar gi moom waa ji ci bopp bi di dawal saxaar gi moom mooy borom saxaar gi moo xam fi mu jëm bu ko neexee sax mu taxaw nga ne ko man àgguma fa mu jëm mu ne la mais man taxaw na kon dafa jot ci réew mi ñu fexe ba xam suñu bopp firnde gi mooy tey ci tey soo demee ci réseaux sociaux yi li ñu waxee WhatsApp groupe WhatsApp yi ñuy defar man maa ngi ciy liggéeyloo benn étudiant ci fi may jàngale yi ci ëpp ay groupe WhatsApp la pour nit ñi xam ñooy kan parce que nit ñi dañoo dem ba wéet léegi xamatuñ ñooy kan beneen firnde bi ñaar at yi ci gannaaw ITV yónnee na ay étudiants ñu fekk mu fii sama bureau université ci journée de la généalogie journée internationale de la généalogie ñuy laaj luy généalogie lu muy jëriñ na bi ñu waxtaanee ba pare ma ne journaliste bi da ngay dem ci buntu bibliothèque bi taxaw gone yi dugg wala yi génn nga laaj leen kan moo ci xam juróom-ñaari maamam xam nga wolof day wax nga xam sa juróom-ñaari maam mais c'est pas gratuit. lan moo waral loolu. mais dañu wolof ak Sénégal africain yi dañu jàpp ne nit ki xam juróom-ñaari maamam réeragut xam na boppam bu demee ba xamatul juróom-ñaari maam xam juróom
wala ñett wala ñeent wala ñaar wala kii réer na fii ak yaa ngi wax diwoy sama maam diwoy maamam diwoy maam ba àgg ci juróom-ñaar réeraguloo yaa ngi encore dans le processus historique boo ko xamatul nekkatoo kenn da ngaa mel ne rek xobu garab wu wow wu daanu su ngelaw li jëmee fii nga àgg bu ngelaw li wàññikoo nga dellu si ngelaw li lu yóbbu di indi ba mu yàgg mu romb am pax mu dugal la ca boo duggee ci pax mi dootoo génn or loolu nag dafay nasaxal aw askan day nasaxal am réew il est temps que réew mi waxuma gouvernement réew mi ñu xam ne bu ñu bëggee tabax réew moo xam ne mii ña fa dëkk dinañ tukki mais dañuy yàkkantee ñibbisi ndax seen réew a leen gënal fu ne ña fa dëkk dinañ bëgg ñeneen ñi mais kenn gënalu leen seen bopp ña fa dëkk dinañ am fierté bu jaral leen bés bu réew mi menacé kenn du ne kenn jógal ñëppay jógandoo fokk ñu xam ñooy kan. xam ñooy kan loolu histoire générale du Sénégal mën na ci bay waaram bu baax a baax. def na ko sax de li si jot a génn wax dëgg yàlla liñ ci jot a liir mën nañ wax ni liggéey bu am solo la. liggéey bu am solo la ñoom professeur def ndeysaan dem si yàlla Iba Der qui était le président ñu ngi koy rendre encore hommage te man dama bëgg wax ni à l'endroit de tout le monde que ci biir histoire générale du Sénégal bu ñu seet maamu kan lu mu def ak maamu kan ku mu jàppante woon ak maamu kan lu mu defoon ak kenn beneen maam loolu du ñu yóbbu fenn l'objectif je pense de l'histoire générale du Sénégal c'est de retracer nos parcours respectifs. Il l'a dit Djem, en retraçant les parcours respectifs, on veut mettre l'accent sur les valeurs, sur ce que nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères ont laissé à ce pays, qu'on peut utiliser maintenant pour yar suñu doom yi. Pour suñu doom yi xam ni kenn gënu leen itam maam te li seen maam yi def muñ ci sukkandikoo daal di ko utiliser dinañ tabax Sénégal démb boo xam ne moo gën Sénégal bi ñu nekk tey. Amis téléspectateurs d'ITV, c'était donc Mbor, connaître son histoire, maîtriser son destin di numéro bu njëkk bu ñu leen dégtal ci ITV am mbégte bu baax a baax ànd ci ak yéen remercier bu baax a baax suñu gan di Idrissa Ba nekk chef bu département d'histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar mais remercier aussi ñi ñu àndal ci émission bi dooree ko ci professeur Mbaye Thiam di archiviste documentaliste Fatoumata Tall di interprète conférence internationale ak Pape Djimou Mbaye jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi mais remercier surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa BU di bibliothèque universitaire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu dalal tey di leen jox rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro merci à tous.